jërë ngeen jëf ci ànd bi ak li nga xam ne mooy la zone 7 TV la télévision des 4C dal leen jàmm si li nga xam ne mooy seen émission préférée di café matinal di leen souhaiter bon début de semaine di wax gàcce ngalaama à li nga xam ne mooy équipe bi yëpp donc di wax juste que ni dañuy door li nga xam ne mooy café matinal laata boobu dañuy dem ci li nga xam ne mooy présentation bi ak ñi nga xam laa àndal ci plateau bi tey ma ànd ak benn artiste invité. benn jeune talent benn koo xam te ji yaakaar naa ne foo tudd turam ci fi nga xam ne mooy diwaanu Galsen gars yi dañ koy natable bu baax a baax balaa boobu damay jox ki nga xam ne mooy Abou Neex mu nuyu Abou Neex ñu lay ziar. xaaral may soccu. acca kon ñu jàll kon. ci li nga xam ne présentation bi ñu dem ci acca. waaw salaamaaleykum maa ngi jégalu quoi maa ngi jégalu dama la bëgg a sotti quoi mais maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan mooy ñuy seetaan Zone 7 TV. di safoo waa Zone 7 TV di safoo suñu plateau bi nga xam ne café matinal nee naa leen c'est lundi mercredi ak vendredi dañ ko fi def di bëggal askan bi di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo nekk si plateau bi ki mel ni Alioune Badara ñu naan ko Lindo Zera Mame Mbaye Guèye Guèye Mame Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax mais te dama am kontaante bi laa wallaay parce que ki bokk ak man plateau bi dafa nekk sama doomu ndey mais tamit dafa nekkee ndaanaan kooku mooy 1004 aja ba tey dañuy doxal ba tey fi nga xam ne mooy café matinal moom nee naa la asafa moom bu ñëwee day indi ambiance donc di ko remercier bu baax a baax tey dafa tardé moo tax dama ko xaw a mere aja ba tey dañuy dem mais dañuy jox ki nga xam ne mooy sunu vedette de la maison l'enfant chéri de Bambilor vraiment di l'éminent journal de la maison je vais nommer justement l'incontournable Mame Mbaye Guèye ziar nañ la. ñuy delloo ziar mon très cher ABD di nuyu les fidèles téléspectateurs de la Zone 7 TV di amaan mbégte bànneex bu yaatu di teew fii nga xam ne mooy seen plateau café matinal di amaan mbégte bu baax a baax di partager ce plateau ak suñu frère bi nga xam ne mooy voilà. Milka Pro voilà ñu nekk un artiste boo xam ne il cartonne au niveau local au niveau national voilà ñu koy souhaiter bon courage et bonne continuation pour le reste. naka week-end bi. waaw ça a été voilà comme ça rek. mais sant alhamdulilah. ayca mu ngi noonu donc dañuy accueillir vraiment justement sunu artiste invité yi tey vraiment donc je pense bien que depuis ma xam ko. maa ngi gis mu ngi persévérer ci li nga xam mooy milieu hip-hop bi milieu bi nga xam tey jii nii vraiment ça demande beaucoup de courage aussi beaucoup d'abnégation et beaucoup de détermination aussi pour li nga xam persévérer ci li nga xam mooy loolu. donc je vais donner justement ki nga xam mooy Milka Pro. ma mère. how do you feel? muy cool. waaw donc ñu bàyyi la nga présenté ak téléspectateur bu café matinal. bon salaamaaleykum maa ngi siyaare ñëpp di nuyu monde entier ñi seetaan fépp ci Maodo bi. di jégal ci nuyoo bi ñu bokkal plateau li nga jàllale ko ci gànnaaw. waaw di xamal gars yi Milka Pro la ay boobu ndaw la pour mu mag. mu ngi noonu Pablo Escobar acca mu ngi noonu kooku mooy Pablo Escobar Milka Pro woppee vraiment donc dañuy yaatal tey lu bëri waxtaan ci carrière ki nga xam ne mooy Milka Pro waxtaan bi ci projet yi nga xam tey jii nii Milka Pro teg na ko fan la Milka Pro jaar Milka Pro la moo tax mu dugg ci li nga xam mooy rap bi yan compétition la Milka Pro mu sa def ak aussi la moo tax mu signé ak label bi nga xam mooy Seven Music laata boobu dañuy dem rek def li nga xam mooy quête de l'information vraiment ak sunu confrère sunu rakk sunu xarit sunu am di jàmm di Mame Mbaye tey comme information tey mën nañ ne dañ koy dooree li nga xam ne actualité locale. fi nga mooy diwaan Bambilor démb askan bi wàcc fippu ci yenn ci ñàkk doxaleen yoo xam te ji nii wala bokk manque de courage yoo xam te ji nii gis nañ ko fi nga xam ne mooy ci wàllu foncier fi nga xam ne mooy diwaan Bambilor ba tax démb jeunesse bi yëpp wàcc sur le terrain doon jàmmaarloo ba vraiment yëngal dëkk bi ci benn suuf boo xam ne ko jaay boo xam dafa illégal tey yow lan nga ci mën a apporter. comme voilà dañuy poursuivre toujours le débat comme nu ko sama confrère waxee tout à l'heure voilà dañuy commencer ak fi nga xam ne mooy l'information au niveau local. voilà pour def benn genre récap bu gaaw foofu noonu pour synthétiser li nga xam ne moom mooy liñ fi jot a tënk. ñu gis ne la population bambiloroise voilà ñu ngi montrer seen mécontentement vis-à-vis si li nga xam ne mooy les bailleurs privés yi nga xam ne ñoo nekk
au niveau local. Voilà ñu gisoon si tamit ne amoon na benn forte mobilisation au niveau des jeunes et des vieux yi nga xam ne ñoo constituer le village. Voilà ñu gis ne carrément ndaw ñi génn nañ mag ñi génn nañ di mener le combat bi nga xam ne dañuy réclamer seen 60 hectares yi nga xam ne moom la ñu bëgg nangu ci seen i loxo ñu ne du ci dal. Voilà ñu taataanoon ci ay kàddu yi ki nga xam ne mooy Ablaye Sylla mi nga xam ne voilà moom moo nekk un dignitaire lébu moom mu nekk ndey ji réew. Voilà moo sukkandiku woon ci li nga xam ne moom la ñu woowee décret 103 2006 1975 R bu général Bertin bi nga xam ne moom la ñu sukkandiku woon ñu ne carrément suuf yooyu noonu ñuy jëlee ci bi nga àll bi nga xam ne moom la ñuy woowee le Bertin. Voilà dañ koy bàyyi pour la population pour ñu gën leen a faciliter wal seen dundin. pour ñu gën a mën a am espace bu ñu dundee. donc loolu moo waral ñuy manifester wu di jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy les autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci boobule accusation bu nga xam ne moom lañ teg seen doon. donc ñuy poursuivre toujours sur loolu noonu ñu ngi manifester waale tamit di réclamer waale tamit stade de Bambilor bi nga xam ne état bu Sénégal defe woon naka ay diggé fii nii nga xam ne si diwaanu Bambilor. ñu ngi aussi di réclamer li nga xam ne mooy ay assainissement au niveau local au niveau du village de Bambilor mën nañu wax sax voilà au niveau de la ville parce que Bambilor nekkatul village actuellement. démb ñu gis benn forte mobilisation ci li nga xam mooy jeunesse bi. mënoo xam ne kii partisan bi la bokk kii partisan bi la bokk donc mu mel ni ndaw Bambilor ñu ngi xeex ngir seen moomeel kon c'est-à-dire donc démb gis nañ ñëpp wàcc. ñi ànd ak maire ak ñi ànd ak maire yëpp joxuñ baaraamu tuuma li nga xam mooy doxalin bi nga xam ne tey jii ñu ngi ko doxal ci wàllu li nga xam mooy wàllu suuf si. aussi mu doon loo xam tey jii Abou Nekh yow tey boo ñu doon wax ci li nga xam mooy démb li nga xam ne gis nga ko vraiment mu doon image yoo xam ne rafetlu wuñ ko mais tamit dafa fekk ne boo yëngatoo daa am lu ko waral. yow lan lañ ci mën a wax tey. waa Aline man moom gis nga dafa am loo xamante ne. parfois su may wax dañaa dama tàng saayan fekk tànguma saayan quoi. dafa am loo xam dafa jiitu yii nii lii dafa am lu ko jiitu. gis nga dëkk boo ci nekkee am na loo xamante ne moom nga war a njëkk a def. mooy fii jeunesse bi. dafa am ñoo xamante ne soo xoolee ñu si bëri seen intérêt bopp la ñuy jiital. te gis nga ñiy wàcc si mbedd bi. 80% ñoom ñëpp laa lay waxal de déglu ma rek dama la tey damaa bëgg làkk pël xam ne bi nga xaalal pulaar. ñoom ñëpp laa la presque kuñ ci làkk ci ruqu. buñ la joxee benn demi parcelle wala ñu jox la benn ceer nga jël ko te am na may no fàttaliku fii am na ñoo xam ne ay jeunes la dañ leen may ay parcelle dañ ko mujjee jaay ñii dañu leen may parcelle ñu def si leneen xam loo ñii dañ leen di jox weccet dama bëgg ñu xam ne avant dara suufu Bambilor bi suufu Bambilor la képp ku ci war a lekk dañ ci war a mais képp ku ci war a dëkk dañ ci war a mais tey caxaree nañ suñu suuf ba nga xamante ne kenn xameetul bopp bi ak genn bi léegi nag li waa ji waxoon dañuy dem ba rëccu wees ñu soog a delluwaat nag dañuy lijjanti dama naan ngalawaay jeunesse su Bambilor ak ku fu waay mënta far Abou Nekh soldat mooy wax ak yow fexe leen ngeen xam ne Bambilor suñu Bambilor la ku far fële ñëpp a yem nañ fexe ñun bu dara xewee lii ñu xam ne lii la quoi politique rek la mais suñu dëkk bi kaaraange dëkk bi sécurité dëkk bi dëkkuwaayu dëkk bi loolu ñun jeunesse bi la intéressé parce que ñun ñoo ko war a defar parce que ñu fi nekk bu ñu leen bàyyee ñu def lu leen neex tey anamu lu mu ñu jural tey te ñu ngi commencé màgg war a wuti jabar war a wuti ay soxna xam nga war a wuti ay kër te amuñu fu ñu koy wutee te ñu bëri tey ñoo ñëw si Bambilor dëkk fi am seen kër ñun jeunesse su Bambilor ñu bëri amuñu kër amuñu ay terrain lu ko waral mooy jeunesse bi jógul heure bu ñu waree jóg dañuy bàyyi ba cappa ba affaire dernier mois ñu soo commencé naa dañuy ñaxtu lu dëgg la nag baax na mais dama bëgg ñu gën a xoolaat mbir yi ñu fi nekk bu nekkee mënuñu doxal nañu jox ñu mën a doxal ñu doxal loolu laa gis. donc ñu gis à chaque fois li nga xam ne Milka ñu gis à chaque fois Bambilor di am coow lépp coow suuf la. te am na yeneen yoo xam ne ñoo gën a fës tey jii nii ñu ngi gis manque de sécurité bi nga xam ne mu ngi nekk diwaan Bambilor. inondation yi nga xam moo gën a nekk Bambilor est-ce que tamit c'était le moment tamit ñuy topp li nga xam mooy wàllum suuf gi ba tey ñuy jural loraange yi démb yi nga xam ne tey jii nii ba xale yi doon jàmmaar ak li nga xam mooy takk der yi. bon man du ma ne sax c'est le moment wala nekkul woon moment bi. mais tey dafa fekk tey boo sësee rek après da ngay fippu quoi. dëgg la tu vois boo sësee rek après da ngay fippu. ak boo ko mën a defee. donc xam nga ni loolu démb mën naa ni kenn rafetlu wu ko mais tamit xëy na tey ña ko doon defee tamit jubluñ ci woon loolu quoi parce que bu dox nañ ko avant ci suuf mais dara sottiwul mais tey Sénégal daa loolu moo fi am quoi faa nga génn. wane sa bopp wane li la metti média bi ñëw ñu doog la mën a fajal sa soxla. tu vois
donc moo tax gars yi génne démb def mobilisation man mi sax ci mobilisation bi laa bokkoon parce que ñun Bambilor moo ñu ñëwoon quoi amul ay yow jara bu bam su soxla leneen lu soxla day ñaan donc dañuy wax comme lu lay ñëpp lu lay connaît nga ca c'est ça donc yéen étant porteur de voix vous êtes des artistes yi ban rôle ngeen ci war a jouer yéen yooyu rôle bi ñu ci war a jouer mooy comme que ñun communiquer lan ma dañuy communiquer buñ soxlaa suñu jëmm tamit ñu war a wàcc aussi dañ koy def duñ ci sax xaar ma sàmba wala ma dem mooy loolu noonu. parce que donc vous êtes engagé pour li nga xam ne moom la dëkk bi. loolu la hip hop sax rappeur moom avant tout. da ngay engagé. justement loolu donc boo xoolee yéen rappeurs yi ak comme yéen journalistes yi ne bokk benn li nga xam benn rôle bi nga xam ne yéen a koy joué. surtout que kay day def benn musique. boole ci li nga xam mooy information bi. voilà lancement mais ñun moom dañuy jël information bi. net et clair donc joxe ko direct duñ ci mboole mélodie bi quoi. lu leer man moom loolu lu ma ciy wax mooy ñi nga xamante ni tey ñoo jugoon pour xaw ma sax kan la. ñoo jugoon pour jël loolu noonu xam nga jaay ko. ñoo xam ne ñu dimbali ñu ci loolu parce que su Bambilor amatul suuf si yëpp gars yi jaay nañu ko ñi maye nañ ko ñu nekk taw. stade yi nekk Dakar yëpp am na ay terrain fii alors que ñun ñu dëkk ci dëkk bi. mooy loolu noonu xaaju terrain sax mënoon ko fi am. tu vois donc loolu nan ko fi bàyyil sëñ bi. bu dee dañ fay dem di ko xool nii sax plaisir quoi ñu bàyyil ñu ko fi. te boo xoolee Bambilor actuellement dafa doon lu ñu naan point de ralliement. dafa doon point de ralliement parce que actuellement doon na foo xam ne yaakaar naa ne ci biir Dakar. moom kese moo amagum suuf yu amati suuf bu toll nii bokk. donc ñëpp dañuy daw utal si Bambilor. voilà justement boo xoolee actuellement comme noo koy waxee des fois si émission yi rek Bambilor dafa nekk benn carrefour boo xam ne ñëpp dañuy daw daje. voilà boo xoolee Bambilor actuellement dañuy wax Bambilor village lan moo ko constitué lan moo ko wër. mooy dafa mel ni benn plateau boo xam ne y a que des cités aux environs aux alentours. effectivement voilà te cités yooyu noonu yëpp boo xoolee Bambilor comme nu ko suñu benn confrère di waxee toujours dafa mel ni comme si que benn dortoir lañ ko def. foo xam ne nit ñi dañuy ñëw tëdd yeewu suñ paree dem liggéeyi feneen. voilà hors Bambilor donc c' est des choses yoo xam ne war nañ ko ñaawlu tout un chacun comme nu ko Milka Pro waxee tout à l'heure voilà dafa nekk un geste voilà dafa nekk des gestes yoo xam ne c' est des gestes nobles. voilà pour en tant que jeune nga engagé wu pour l'intérêt général. ngay xeex pour libérer ce peuple loolu tamit c'est quelque chose à saluer. c'est quelque chose boo xam ne tamit dañ koy rafetlu di ñaawlu tamit suñu autorités yi seen doxalin ci wàllu woowu noonu. ñu gën a respecter la population gën a sàmm ak yelleefu doomu aadama yi nga xam ne ñoo leen dénk seen nguur tamit. man gis ne man d'après sama vision juste ma xam ne ma foog ne bon. C'était pas encore le moment ñuy jublu ci loo xam tey jii nii bon des choses yoo xam ne peut-être man leneen laa ko mën a jàpp mais moment bii mooy ñu jéemoon a xool nu ñuy def ba jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbënn mi. justement man loolu laa gisoon tey jii loo xam tey jii nii war nañ ko mën a au moins mu doon priorité. parce que lorsqu'on a interpellé monsieur le maire ci kaaw démb bi. Salut de passage mon confrère Birame Khary Ndaw nangu ci wax parce que déjà nee na carrément il n'a pas les informations nécessaires yi tax mu war a mën tontu ci loolu noonu. donc si nee na mag du gàggantu ko ci mbedd. donc on sait pas kan moo jaay terrain boobu noonu. kan lañ ko jaay aussi. leneen mais aussi gis nañ aussi fépp bi nga xam ne askan bi fépp nañ ko. donc di leen ci saluer de part di leen wax tamit que ni joxe nañ benn délai de 72 heures. ki nga xam ne mooy municipal nga mën a di wala autre chose. mais joxe nañ délai boo xam ne tey jii 72 heures yoo xam ne tey dañuy indi ñu firndeel yoo xam ne tey carrément que ni terrain boobu dañ ko jaay wala jaayuñ ko. donc bu ñu ko ñëwee tey ci wàllum inondation yi actuellement. ñu gis ne carrément inondation yi ñu ngi wéy di def rabat ci li nga xam mooy diwaan Bambilor. tey étant yow journaliste ban constat boo xam def nga ko ci. voilà bu ñu poursuivre toujours ak inondation yi vu que ñu ngi si doon wax temps yi yëpp ci seen plateau Café Matina. voilà dañuy gis ne toujours le problème voilà day nekk di continuer voilà nekk problème boo xam ne day continuer davantage. voilà parce que la population de Bambilor souffre toujours de l'inondation des inondations sax laa wax. voilà parce que actuellement ñoom ñëpp ñu ngi si njaaxare tiis jusqu'à présent. parce que ñi am na ñoo xam ne ñu ngi woote wàllu am na ñoo xam ne wuy si nañ leen am na ñoo xam ne tamit ba léegi seen loxo gisuñu benn autorité wala benn bonne volonté wala benn acteur de développement participer si côté boobu noonu comme suñu diwaan ba nga xam ne mooy Chicago boo xoolee
la majeure partie ci jeunes yi dañoo xaddi parce que nee nañ carrément autorités yi dañ leen seetaan voilà et c'est des choses yoo xam ne mën nañ ko di prendre en compte. parce que dañu war a mettre toute la population au même pied d'égalité parce que waruñu jàpp ne que côté bii nii amul benn électoral bi donc foofu noonu duñ fa sacrifier wu duñ fa def des efforts. donc côté bii moo ëpp électoral rek donc dañ leen di jàppale dañ leen di booster dañ leen di nemmeeku di xam ci lu ñu nekk ak des trucs comme ça donc jàpp naa ne war nañ yemale la population bambiloroise ou la population de la commune de Bambilor képp ku yeewoo ci commune Bambilor que ça soit Bambilor Kër Ndiaye Lo Foye Bambilor Gorom 1 et cetera. donc war nañ leen yemale au même pied d'égalité. donc voilà mu nekk des choses yoo xam ne suñu autorités yi aussi war nañ ci di bàyyi xel bu baax a baax parce que inondation yi tamit sonal na la population voilà de Bambilor ñu war leen mën a taxaw war leen mën a jàppale mais pas di jël ay photo ay dund di leen jox parce que waxoon naa ko fi ci benn émission population bu Bambilor xiifuñu voilà ñu ngi lekk ñu ngi naan lenn dong moo nekk seen problème mooy les inondations chaque année ça répercute au niveau de Bambilor donc mu nekk des problèmes boo xam ne chaque jour day répété wu waat donc suñu autorités yi war nañ ci def des préventions war nañ ci def des investigations jéem a xool naka la ñuy anticiper affaire yooyu noonu avant que mbënn mi di ñëw di dal ci. je pense bien que à chaque fois bu ñu defee li nga xam mooy émission fii ci li nga xam ne mooy café matinal. wala Parlons Jeunes wala soit à la zone 7 donc dañuy gis à chaque fois dañuy proposer li nga xam ne mooy solution yi nga xam ne tey jii nii. donc kon dëgg la sax li naan waxaat du bëri wax. waaye juste da ngay fàttali rek donc il y a tant de solutions yoo xam tey jii war nañ ko mën dem mais je pense bien que tamit. lépp loo gis rek ndorte ba lay doon donc pour ñu liggéey ak inondation c'est pas li nga xam mooy le moment mais tamit bu ñëwee wax ci li nga xam mooy élection locale 23 janvier 2022 ñu gis ne parti Pastef bu Bambilor tabb nañ ki nga xam ne moo leen war a représenté ci li nga xam mooy élection locale war a jàmmaroo ak ki nga xam mooy Ndiagne Diop ak ñeneen tey yow nga demoon ci li nga xam mooy point de presse boobu noonu yow nga assisté woon nga représenté li nga xam mooy la zone 7 TV lan nga fa jëlee loolu tey. voilà ñu demoon ci point de presse boobu wala cérémonie d'investiture boobu noonu nga xam ne waa ndaw yi Pastef ñoo ko am jàppoon fële si diwaanu Bambilor nekkoon dimanche. voilà ñu gis ne carrément jël nañ ki nga xam ne mooy Ousmane Rougui Sow ñu nominé ko comme moo nekk seen élément bi nga xam ne moom moo leen représenté fële nga xam ne mooy si élection locale 2022 janvier 2022. voilà ñu nemmeeku woon fa tamit ñu gisoon fa tamit benn discours bu pertinent bu nga xam ne voilà Bouba Diop defoon na ko ci boobu point de presse. ak Moustapha Seck. voilà ak Moustapha Seck justement. voilà mu nekkoon benn discours boo xam ne voilà c'était très important et pertinent à la fois. tey Milka su ma la doon laaj ndax gis nga ne c'est normal tey ñu déposer li nga xam une caution de 10 millions pour mën a doon maire yow étant porteur de voix yow lan ban jàngat nga am ci loolu noonu. loolu moom jàngat bi nga ci am man sama xalaat bu gàtt pour man loolu dafa bari quoi. dafa bari waaw dafa bari ci élection locale c'est pas présidentielle quoi. tu vois élection locale la tey 10 millions. 10 millions dafa bari waaw man ci li ma foog quoi. tey mënoon na gën a moyen que 10 millions yooyu. parce que tey des fois nga am compétence yi xam nga. am yëpp mais tey moyens yooyu noonu mooy doon sa problème quoi. xam nga mooy doon sa problème. donc daal man mooy loolu quoi pour man daal dafa xaw a bari. yow gisoo ne dina métti trop gars yi jàmmaarloo ak ki nga xam ne mooy Ngagne Diop. man 10 millions ngeen wax 10 dafa bëri du dee. 10 millions 10 millions. 10 millions pour man 10 millions. ok non ni ngeen ko waxee man pour man. benn brique ñaari brique ñett ba muy 10. 10 mooy 10 millions. waaw 10 millions moom bëri na moom. xam nga kon da nga leen kon sama papa ma moom suñ ma ko joxoon moom mën naa nekk président Sénégal. sama papa du déposé. sa papa kay bu déposé xam nga. bu déposé mën na ko saay. ak doole lekk yi nga déposé fan nga ko jëlee. bu ko namee déposé moom Fall mu récupéré ko bàyyi. non il faut gars yi ñu ngi déglu quoi. pare non man xam nga man bëgguma di xuloo ci plateau bi. bul laal nga am coronavirus. waaw continuer yaa ngi dégg tey 10 millions bëri na. mais tamit li ma gën a intéressé rek mooy nit ñi nañu xool li nga xamante ni moom mooy doxal dëkk bi quoi. xam nga li nga xamante ni mooy doxal dëkk bi ñu def ko parce que dama jàpp ne tey jàkkaarloo ak monsieur le maire pour ma loolu lu yomb la. lu yomb la monsieur le maire moom miy wax moom fi may waxee dina ko dégg bu dee am na dégg laay wax. moom tey moom jàkkaarloo moom lu yomb la parce que moom dëkk bi la fi nekkal
dëkk bi lay xeexal. bu demee ba xam ne carrément moom yi ma mënoon parce que man damay dégg si entourage am damay dégg si nit ñi ku wax mu ne entourage monsieur le maire baaxul mais loolu monsieur le maire war na ci mën a defaat jàngat te am ñeneen ñooy dégg ñu naa la no entourage am baax na. monsieur le maire moo xamul léegi lan la léegi kon faute bi fan la askan bi nga fi nekkal te ñun ñii nii mënuñu fexe ba bañ nga jóg mais nag soo demee ba xam ne carrément mënatul na xool keneen ku fi nekkee ñu fal ko mu doxal parce que ka fiy nekkaat moo nga njëriñ benn lañ fii ñun ñoo ko bokku amul damay jaagaloon pour ñu xeex pour ñu xuloo pour ma jël mairie bi déedéet ñun ñu lay voté ñun ñoo doon voté nga jóg ñun ñii voté waaral kii toog ñun ñoo doon voté nga jóg te li ñu ci jublu rek mooy na dox kon dañ koy ñaan ñoom ñëpp ñu xam ne ki mën a doxal dëkk bi ngalla waay yàlla na fi yàlla teg waaw di nuyu sama mbokk politiciens yi nag yaakaaroon ne loolu noonu c'est pas pour jéem a damm laafu ñenn ñi. voilà parce que bëri na ay ñoo xam ne ñoo réclamé woon dañuy doon candidat ci li nga xam ne élection locale yi donc duñu citer des noms on doit pas citer des noms mais bëri na yow xam nga leen mais est-ce que tamit bu ñu caution boobu noonu am na ñeneen ñi nga xam ne ñoo déposé pour doon candidat par nañ pour tey pour jàmmarloo ak gars yi tamit. voilà mooy comme le Milka Pro wax tout à l'heure rek dafa nekk benn somme boo xam ne c'est un peu énorme voilà pour benn jeune révolutionnaire bu jóg ne dama bëgg poser candidature pour élection locale yi nga xam ne mooy ñëw ci janvier 2022 bi voilà ñu cautionné la voilà benn caution de 10 millions c'est un peu énorme voilà pour mën nañ ko jàppee tamit noonu mën nañ ko jàppee parce que tamit mën na nekk leen loo xam ne voilà pour essayer bloquer ñenn ñi pour ñu mën a officialiser seen candidature pour ñu mën a taxaw li nga xam ne jàmmaarloo ak li nga xam ne mooy régime bu fi nekk voilà mu nekk des choses yoo xam ne voilà képp kuy poser candidature aussi di nga ci bàyyi xel bu baax a baax di nga ci travailler ak sa équipe technique ak sa entourage bu baax a baax parce que 10 millions c'est pas quelque chose boo xam ne voilà da nga koy am de façon gratuite voilà wala nga parce que liggéey sax des fois mënu la may 10 millions ci benn diir bu gàtt. voilà donc moo tax dafa nekk benn somme boo xam ne mën nañ ko mettre en place pour essayer bloquer voilà benn candidature bu bari bi pour ñu mën a pour ñu mën a synthétiser ñi nga xam ne pour ñu mën a seggaat ñi nga xam ne voilà ñoo nar a jëm ci ñi nga xam ne mooy élection 2022. ñu gis ne yow demoon nga ci li nga xam mooy point de presse boobu noonu. mu mel ni waa Pastef ñetti candidat lañu woon pour ki nga xam moo war a jiite donc là-dessus ñu am benn accord ak ki nga xam mooy Ousmane Rougui Sow mu doon li nga xam ne mooy seen candidat yar gi ak teggin gi ak tey jii nii li nga xam ne mooy li nga xam mooy maanaam entente bi nga xam ne am na ci diggante li nga xam mooy waa Pastef yow tey nan nga ko mën a jàngate maanaam kon ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yar na njabootam. voilà comme noo ko waxee tout à l'heure rek voilà parce que bu ñu demee assister foofu nga xam ne moo nekkoon point de presse bi dañoo gis ne voilà consensus am na mooy toog nañu waxtaanee ko ba trouver un terrain d'entente ñu nominer gi nga xam ne mooy Ousmane Rougui Sow voilà par consensus parce que comme lu nga wax tout à l'heure rek voilà. Ils sont tous des patriotes ñoo bokk même ambition ñoo bokk même engagement ñoo bokk même détermination donc je pense pas que voilà qu'il doit y avoir des problèmes entre eux pour ñu nominer kenn ki nga xam ne moo leen nar a jiite moo leen nar a représenter ces élections locales yi nga xam ne moom la ñuy waajal suñu kanam. donc aussi bu ñu waxee tamit ci li nga xam ne mooy information mën nañu wax tamit balaa ñu dem page bi di ak sunu invité bi di Milka mën nañu wax tamit ci li nga xam ne mooy manifestation yi nga xam ne amoon na démb ci li nga xam mooy comment dirais-je autoroute à péage bi. waa Jaksa wàcc yi démb ci tali bi baara li nga xam ne mooy inondation mooy kii bi autoroute à péage bi yow étant journaliste chroniqueur jàngat bu ndaw ba ci def en 1 minute. voilà parce que boo xoolee cri de colère moo am actuellement au niveau national. parce que mën nañu wax les inondations dafa laaj ñëpp. voilà jusqu'à ce que banlieusards yi génn di ko manifester de toutes les manières voilà moo waral li nga xam ne mooy quelques banlieusards mën nañu wax benn foule boo xam ne dafa duggoon ci li nga xam ne mooy autoroute à péage pour bloquer cortège yu ministre de l'intérieur bi nga xam ne voilà moo ngi waroon a passer côté boobu noonu ñu baale son cortège pour essayer tamit voilà manifester seen colère wane ko carrément nous ne sommes pas contents de vous
nous ne sommes pas aussi contents du gouvernement du Sénégal. Voilà parce que waroon na di saytu di nemmeeku askan bi di leen jàppale ci li nga xam ne mooy seeni problème di ko anticiper aussi pour di bañ population di souffrir. Voilà comme li ñuy wax toujours la politique c'est l'art de bien gérer les affaires de la cité. Voilà donc waroon nañ di mën a saytu population bi voilà di leen yamale toujours au même pied d'égalité comme ni ma waxoon tout à l'heure. donc Milka mu mel ni maanaam jàngoroom dafa yaatu dafa law dugg biir Dakar génn démb ñu gis ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ñu gis dans les images mu dugg fi nga xam ne mooy Kër Massar ak costume am dugg ci biir ndox mi xuus donc mu doon des images yoo xam ne ça se répercute de jour en jour d'année en année donc mu doon loo xam ne maanaam est-ce que tamit ne ko dañuy tromper li nga xam mooy la vigilance des personnes. c'est ça justement donc tey mën naa ne inondation bi loolu moo koy jëlee quoi. tey nañ ñoom gaara oto dugg ci biir ndox mi xuus génn dem sa gaale si milieu après sangu nekkaat ci yeneen at voilà ndox mi dafay nekk bu léegi lenn la gars yi bëgg ay jumtukaay ñëpp tey dèjà yow waxuma bala ngay wax taw xaaral wax sama local yow Bambilor rek nii ndox mi fu mu jéem amul fi dañ koy ñu def lu ñuy def dañ koy jéem a fii di ko yóbbu ci terrain di bloqué en même temps aussi voilà activité sportive yi nga xam ne voilà tey jii nii tey parce que loo gis sa début wala quoi. dëgg la te Bambilor fi waroon am ay canal yoo xamante ni ndox mi fa lay jaar. effectivement loolu la rek. xam nga li ma wax. canal yi rek baax ba lépp xam nga bu weesu presque après nga topp ci war a bi mooy loolu quoi nga ñëw taxaw di fekk mu tardé. loolu ngisal la yooyu ay ngisal la gis nga yooyu ay ngisal la ay xeetu dóor yooyu ngeen war a bàyyi bu élection bu élection jibsee ngeen ñuy jéem a dóor di jéem a teg xel wala lu gën a ñaaw yow lay wàcc dem si ay ndox di xool ndox looy xoolee ndox bi ñun soxlawuñu ku koy xool ku koy ngacc mbaa nga naan ko lañ soxla man ñi ma gis ñoo xamante ne wallaahi ci biir ndox bi la ñuy demee douce am na benn vidéo buy daw si réseau bi gars yi di ko di naan waa ji dafa réew waa ji dafa réew mais gis nga billaahi wallaahi bu doon man su ma amul fu ma def samay day ma ñëw wane ko ma ñëw wane ko ñëpp di gis parce que noonu laa mën a def mais ni am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk si 4e étage yow ñuy bëgk si biir ndox di dugg seen i kër lu ko waral mooy canalisation yooyu amee si tali yi moo tax ndox yi waaye booy bul kii bul reetaan waay merci beaucoup sama fula laay wax quoi dégg nga war a bàyyi ba élection jéeg ngeen di bu leen tax gars yi wax ba comme dama mel Pape Sidi Fall parce que Pape Sidi Fall day reetaan ci plateau bi ba man sax man dama koy mere quoi non amu dem bàyyi waay damaa xam ne billaay Sénégal ñoo bëri ñoo xamante ne ay tappalekat lañ quoi ndox looy xuusee si ndox di sottee ko di bandi affaire voilà donc mu ngi non affaire séeréer la kay voilà donc dala metti affaire séeréer la voilà baax na am problème bal naa la xam naa baax li ma la wax sama xel voilà donc mu ngi noonu donc dañuy dem li nga xam ne mooy laata boobu ñu remercier notre cher journaliste sunu vedette de maison bi vraiment donc dañuy dem page pub laata ñuy accueillir li nga xam ne mooy sunu face to face ak sunu invité di Milka Pro donc ñu dem page pub seeti ki nga xam ne mooy vraiment fashion borom yu baax yi borom yëre yu rafet yi lépp luy mode tendance demal ci vraiment fashion dalay solal ba mu nice voilà donc mu ngi ñu dem page pub. non fashion daa far de solul ñëpp dafa far lu leer laa lay wax. kooku mooy Rema Fashion borom yu baax yi donc di leen di promettre que ni dina fi ñëw jàkkaarloo li nga xam ne mooy café matinal xam naa ne jour boobu moom mooy solal équipe bi yëpp. Abou Neex da ngeen a bàyyi ma xeex Abou Neex pare balaa maa dugg sama invité. mais dama ko bëri Abou Neex kay jar na bàyyi leen ma xeex Abou Neex pare doole. waaw ñii seetaan kay man dama ko bëri si plateau bi. du ma wóobali Rema Fashion ngay tudd moo tax may wóobali Rema dafa ma war a solal loolu dafa ma naqari. voilà donc mu ngi noonu donc dañuy accueillir juste kii su ma ko toppee yaakaar naa émission bi du jeex dañuy accueillir juste sunu artiste invité un rappeur talentueux xale bu ndaw la
mën li muy def tegu ci temps bi aussi am fit bi mais aussi am benn flow boo dafa nekk ci moom Milka Pro ma mec ñu bàyyi la nga def benn biographie Milka Pro kan mooy Milka Pro Milka Pro kañ la dugg ci li nga xam mooy milieu hip hop entre autres ba Milka Pro tey doon artiste de renommée internationale Milka Pro dem bon loolu am ci sawar Milka benn booy la rek bu dëkk Bambilor donc mooy loolu yaa ngi déglu musique yaa ngi ko cons nekkoon mélomane genre tey ñëw wàcc si terrain yi bëgg a réaliser ay rêves quoi c'est ça. depuis est-ce que mënoon nañ xam aussi lan moo motiver Milka Pro ba nga xam ne moo waral mu fi pour dugg si rap Galsen bi nga xam ne voilà c'est pas du tout facile parce que boo wax nga ko sànq si sa biir wax voilà un rappeur c'est quelqu'un qui porte le combat te quelqu'un boo xam ne dafay muyoo la mayoo di xeexal askan bi seeni problème di dénoncer l'état de la société entre autres comme noo ko waxee tout à l'heure voilà dafa nekk loo xam ne dafa am ku la inspiré wala da nga gis des choses yoo xam ne neexu la au niveau de la société moo waral nga engagé wu comme noonu Tupac Shakur ni ko doon defee entre autres voilà. non ñun moom mën naa ni tey ñun suñu engagement moom personnel la quoi. tey kenn motivé wu ñu quoi tey ñu ne tey comme que kii bi peut-être dañuy dugg ci musique quoi. tey mën naa ni initiative la boo xamante ni ñoo ko jëlee suñu bopp en personne. ñoo ko jëlee suñu bopp en personne. parce que tey comme li ma la wax rek jur ñu rek rap quoi. tey yaa toogoon na nekk ay mélomane pour ñëpp ay seetaankat maanaam. mooy loolu ba 2017 mën naa ni man si laa commencé sama carrière bi damay def musique. te boobu ba léegi tey mën naa ni li mu laaj ñu ngi ko ciy def le maximum quoi. mooy loolu. man en tant que comédien man su ma doon laaj Milka dafa am loo xamante ne damay dégg gars yi di ko faral di wax. lu waay doon rek day dëgg. te damay gis waa Balla Gaye xam nga ñu naan làmb ji dama koo doon xaalisu ngénte lañ ma xam nga xaalisu làmb lañ ma ngéntee. tey ma bëggoon xam Milka dañ ko ngéntee xaalisu rappeur. wala yow sa yaay da doon rap sa yaay rappeur la woon wala sa papa rappeur la woon. wala yow lan moo tax nga dugg si rap yow rek yaa jékki-jékki dugg si rap wala da nga amoon kuy rap nga doon ko ci sa famille. non damay laaj question la. moom laa ko laaj léegi. non sa question ak sama question bokkul mbaa may bàyyi di sàcc samay question dama ko laaj ndax yaayam da doon rappeuse ni nga koy waxee wala papa rappeur la woon. waaw. comme ni nga Mame Mbaye wax léegi rek ma ne tontu naa ko sànq sax. mais da ngaa dégg. nee naa la mooy nee naa la man amul kenn koo xamante ni nii motivé na ci rap quoi. kon doon noo ko daal. non. ngénte wuñ la ko. kon daa ñëw naturellement. de façon naturelle. daa ñëw naturellement. aussi ñu nekk ji di ko xësal. premier son Milka Pro li la inspiré nga génnee son boobu n'est-ce pas mooy Pablo Escobar. non même pas Pablo Escobar taxu koo yàgg noonu. maanaam ni ma déglu sama neem la woon quoi est-ce que xam nga sama neem. moom mooy sama premier son. moom laa jëkk. C'était quoi le but visé en fait ci son boobu noonu. son boobu tey. parce que man Pablo Escobar laa ëpp li may cons parce que kooku dafa dóob ay ñu moppee genre xam nga. yooyu ñoo gën a dóob man ci ma mujjee gis nii. parce que boobu moo nekk yooyu ñoo nekk actuellement. ci jàppason bi. si parce que tey mën naa ni son yooyu noonu sax yoon bàyyi quoi xaw na yàgg mais tey ñaari son yi ngay wax ne Escobar bi ak No Pain presque ñoom mujjee génn ci samay affaire quoi. donc mooy loolu noonu tey peut-être moo tax gars yi gën ko miin gën ko xam. mooy loolu noonu mais son bi ma la wax noonu mooy sama premier son boo xamante ni tey moom laa toog jël sama bigal soo yi bind. dugal ko studio mu génn quoi. foofu message ban message nga doon lancé foofu. tey boobu noonu tey man naa ne sama premier son la léegi il faut que tey gars yi xam man maay kan. nga lancé sa bopp quoi waaw tey mooy titre bi est-ce que xam nga sama nekk. vas-y. pour faire la présentation de Milka Pro. même ci 3 vers. journaliste yi dañu bëri wax de. waxal bul bàyyi dara nga journaliste yi lay laaj ba laaj même ci 3 vers bàyyi ko même ci 3 vers. suy maye. aca defal. booy maye. waaw baax na bu na maye. aca defal. waaw ma ne ci refrain bi rek. waaw aca même refrain bi. maa koy commencé foog. aca même refrain bi ba xool. wala li ci néega est-ce que xam nga sama neem. maa néega est-ce que xam nga sama neem ni nga maa néega Milka mooy sama neem. donc loolu la woon quoi. c'est ça. donc ñu gis la en 2000
19 ci li nga xam ne mooy fête de la musique bi seen bi Bam Gorom bi la Zone TV organisé woon fii ci hôtel bi ñu gis nga ñëw def benn prestation bu doog man jour boobu laa la jëkk a gis sax donc da nga presque vraiment apprécier quoi mais c'est quoi le secret de Milka Pro Milka Pro day laaxatu wala dafa am yeneen affaire yu muy dóob si biir genre. waaw secret bi moom lenn la rek quoi job la. bon parce que tey gars yi foofu lañ xamante quoi liggéey lyrics. donc tey mën naa ne artistes yi bari na. mais ku ne boo dégloo ay lyrics yi ay dundam quoi. di nga xam ku nekk compétence am. waaw te ñun loolu dañ ciy gën a focus quoi. moo tax Milka du yàkkamti sang. su ma neexoon chaque semaine mën naa génn sang mais non non. soo bu may génn tey dama koy xoolaat. parce que dafa war a dund ay yéey soo mu nekk loo xamante ne du fay. su ma nekkoon artiste bu mu gën a reconnaître ci monde entier après gars yi dañuy duggaat YouTube bi xoolaat say sound avant. say archive quoi. yeah c'est ça. tu vois donc tey loolu noonu tamit may wax artiste yi ñu gën ci bàyyi xel quoi. ban rap la Milka rap trap wala. genre Milka la koy def. damay trap damay drill. damay classique. mais Milka. léegi ñu bëggoon xam tamit Milka Pro vu que la situation du pandémie voilà mu nekkoon loo xam ne dafa frapper tous les artistes yi nga xam ne ñoo nekk au niveau du pays voilà et au niveau international même voilà ñu bëggoon xam tamit Milka yan projet la laloon yi nga xam ne voilà kii bi mujjee na ko ñëw voilà bloqué mu nekk benn obstacle pour moom mu bloqué woon parce que boo xoolee pratiquement benn concert amatul te Milka mu ngi doon teg des projets yoo xam ne waroon na ko mettre en vigueur ci li nga xam ne mooy ci période de pandémie mu nekk une situation boo xam ne très catastrophique pour tous les artistes du monde voilà ñëpp ko sentir même en dehors du milieu voilà du milieu hip hop galsen bi tamit am na ñoo xam ne ñu ngi koy dund voilà ñu bëggoon xam tamit est-ce que am na benn obstacle boo xam ne amoon nga ko ci li nga xam ne mooy le kii si situation pandémie bi. justement parce que tey mën naa ne corona bi première vague bi muy ñëw. bu ñu fekkoon ñu ngi waaj suñu concert. si concert bi 2019. effectivement ñu ko doon waaj donc ba def lu dul dernier réglage. dernier réglage oui effectivement. après c'est la affaire yi ñëw quoi. yaa ma gën a xam ñu tegaat ko tamit di ko waajaat. après deuxième vague. deuxième vague bi ñëw. si si. le 19. waaw c'est ça. ba léegi nii tamit ñu ngi suñu affaire. parce que tey conseil boobu noonu moo waroon lancer suñu projet bi ñu nekk quoi. si si parce que tooguñu rek di xoole nii ñu ngi ci projet bu am doole maanaam. te tey concert boobu lañ ko mën a jaarale. lancer waale ko wax gars yi tamit date bi ñuy génne genre affaire yooyu. voilà donc Milka Pro en tant que porteur de voix en tant que artiste moom bu amoon benn message bu muy lancer voilà ñi nga xam ne ñooy ay followers ak. ses fans et supporters mën nañ ko woowee noonu voilà par rapport ak coronavirus bi benn message de sensibilisation vu que yéen ñëpp ay porteurs de voix ngeen nit yi dañ leen di bàyyi xel di leen déglu donc loolu lan ngay lancer benn message boo xam ne voilà mooy les téléspectateurs et téléspectatrices de la Zone 7 TV ñi lay regarder foofu noonu. message bi nee na comme que tey mën naa ni nee nañ ñu ngi ci Covid 19 bi quoi ba léegi mu ngi fi. donc. respecter les mesures barrières rek. tu vois. tamit consigne yi gars yi joxe. ñu respecté ko. donc ñàkk yi tamit pour yow pour benn sot yow parce que loolu moom mën naa ni kenn du ko forcer. c'est engagement personnel quoi. tu vois voilà c'est personnel. tey ku sentir ne yow mën ngaa dem ñàkk. waaw allez-y quoi. mooy loolu amul xalaat. c'est ça mais taxawal gis nga Alioune Badara. Milka dama bëgg ñu dugg si ay questions yu am solo parce que man dama am xalaat question yu réew. parce que Milka dama bëgg xam tey yéen géemu rapport bi. man du ma rapport mais parfois damay gis su may ànd ak sama mbokku rapport yi. parfois ñu dëkk ci benn gox di saagante di freestyle mooy ni nga xam ne ni ñu koy waxee freestyle la. nga xam nga di saagante ay concert. te damay dégg man niveau Bambilor bi. yéen rapport yi fi nekk da ngeen di classate. maa ngi dégg am ñu naan classe xaw ma diw dafa classe diw lu bëgg ma tudd ay tur. am nañu fi ñëw sax soo xoolee seen i wax da ngay xam ne ñu ngi classe. ñu ngi wane ne ñoom la. te damay dégg ñu naan Milka Pro am na ñu may dégg ñu koy wax si ay xale ñu naan Milka Pro moom bokk na si ñu mujjee juddu si rap Bambilor. mais lan moo tax tey Milka Pro mujjee juddu ba pare nekk si ay xaw ma benn label bi ñu naan xaw ma ay Seven Music ay xaw ma loolu da nga ciy boole waale freestyle di saaga nit ñi wala da ngay rap noonu rek amoo benn rapport bu la mos a saaga si ay son ba nga wax xam ne kii nii saaga na ma quoi daggal na ma ñaanal na ma ñaan yu neex ah gars yi dañu gëraaw de. waaw du ñàkk quoi
xam nga tey rab nga wax quoi boo nee rab li nga ëmb dafa bari. soo nekkee mbéyum sax yow di nga xam ni tey hip hop. effectivement classe ñoo ànd. tu vois hip hop moom loolu forcément quoi foo am concurrence. tey boo xoolee ñu ne ci kaw sax dañuy concurrence ay dip. des fois nga gerte seen son ñuy wax leen mooy loolu quoi. di dagg égo trip am tem. tu vois tey bu jotee nga égo trip da ngay def tàgg sa bopp. bu classante jotee aussi da ngay vif quoi. c'est ça loolu la. mais man Milka duñ la bàyyi ñi nga man balaa ma lay bàyyi ngeen ñii nii boo leen toppee dafa am ñoo xam ne dañu ma doon woon ne ma dégg naa Milka Pro ngeen invité te dañuy gis Milka Pro bu freestyle ñun suñu xol day sedd tey mun su ma soñoon man da ngay freestyle wala man maay leen freestyle ma non man nee naa leen ku fi ñëw bu dee journaliste yi ma ne waaw salaamaaleykum bonjour ñu ngi nuyu gars yi jëlodisateurs yi nangam sangam bu dee rapport bu dee taasukan ma taasu mbàccal rëcca burul baabu lan gis mais tey rapport yee fi ñëw maa ngi ni xool benn caméra mu may niroog benn Henri Camara dama yor benn cafetière di dox si oli cafetière yor kaasu café di ko guux muy mel ni Nescafé Milka loo ñu may tey non Milka xaw non déedéet attends man balaa ngay dem ci rap parce que balaa nga may freestyle Milka dañuy waxtaan kii dafa yem yi Milka dafa génnee max wala mixtape wala album wala EP depuis bi nga commencé rap ba tey 2007 yaa Dip yéen a commencé ndoo d'accord non Dip 2015 la. Dip peut-être 2015 ça le fausse. waaw ci le fausse la gën a fës. voilà Milka lan la génne loo xam tey jii mën nañ ci teg suñu loxo nii benn EP la wala benn maxi wala benn mixtape wala album. bon Milka mën naa ne génnagul benn projet quoi. génnagul projet génnagul benn projet. mais mu ngi ci projet yi ngay déglu yëpp ay single la quoi. si ay single yu ñuy génne lancé ko. tey peut-être li tax ñuy wax tur bi sax peut-être saa yooyu la quoi. parce que ñun defagul benn projet. ñu ngi ci projet nag maa ngi ci projet mixtape dama koy wax tey jii sax mu ne. donc en exclusivité ah. waaw c'est ça. Café matinal. waaw Milka di préparer li nga xam donc mooy exclusivité donc fii la amee ah. Milka Pro mu ngi waajal li nga xam mooy. mixtape donc gars yi nañ ko wéet Milka Pro l'enfant chéri de Bambilor. Pablo Escobar entre guillemets. Bandi Mike. Bandi Mine aussi. donc Milka yan concours la mos a def ci li nga xam mooy depuis nga commencé rap. mën naa ne bari na bariwul. mais yi gën a mën naa ne yi gën a ràññee fii ci Sénégal presque am na yoo xam ne participé naa ci. naa ci lu ci mel ni wax ni 2019. abu neex mu ngi fa woon nga moo ko seen. gars yi keroog nga toj. non xam nga lu ma gën a neex si concert boobu. Milka dañ ko invité. moom moo woo de. ne ma Abou dama bëgg nga dañ ma jox benn thème dama ko bëgg jouer. ma ne ko bante mu ne ma jur doom sànni. ma ne ko man de damay ñëw ànd ak yow mu ne ma non dama bëgg bind naa thème bi xalaat naa ci. mais dama ci gën a liggéey mais dama bëgg yow nga nekkal ma benn jigéen. ma ne ban jigéen mu ne ma nga solal ma doom nga defaral ma doom nga boor ko ci kaw public bi sànni ji ko. xoolal imagine boobu mu am xalaat boobu mu am man tamit maa gën a dof ma dem jël yére Taïba sama Taïba laa jëlee. sol Taïba si kaw public bi. defar doom boot ko. gis nga bu ma yegee si scène bi téye xale pour sànni xale bi. nga gis Milka pour naan jur doom sànni dafa jar a dal. mu nekk lu doy waar ndeysaan donc voilà mu nekk comme nu ko Abou Neex waxee donc mu nekk des concepts yoo xam ne dañ koy apprécier aussi voilà dañuy apprécier genre concept yu mel noonu ak parce que ñun ñu ngi séntu Milka Pro foo xam ne voilà weesu nañ jortu am quand même voilà est-ce que Milka Pro aussi mu ngi sóoraale ni au fil du temps voilà mu ngi war a projeté au niveau de la chaîne au niveau national wala international même pourquoi pas mu def des featuring ak ay One Lyrical ay tant d'autres artistes yi nga xam ne ñoo nekk au niveau national pourquoi pas kii voilà Authentic Zest bu nekk tout près fii nii voilà donc est-ce que Milka Pro mu ngi préparer ses projets yi nga xam ne mu ngi waajal lu xaw a dóom comme na ko sama copain di waxee voilà pour ses fans yi nga xam ne ñoo yaakam di gis Milka Pro sur scène. bon waaw loolu leen laa ci wax quoi comme wàllum featuring yooyu noonu moom day nekk quoi incha allah loolu moom waaw c'est obligation donc tamit benn affaire am na quoi man tey lu fii rek a tax ñu musique quoi waaw tey jii mën naa ni tey bu fekkoon ñun suñu bët fii rek lañ ko teg peut-être ñu bàyyi parce que tey mën naa ni Sénégal fii nii yaa ma gën a xam. vision looy doon donc. waaye c'est ça ñun suñu vision mu ngi faneen. tey ci monde bi yëpp ñu koy fësal suñu bopp. xam nga mooy loolu noonu yaa ma gën a xam te tey projet bii nii ñuy waajal nii mën naa ni tey bu génnee respect bi ñu war a am ci hip hop dinañ ko gën a am respect bi tamit bi
Bambilor war a am ci musique dina ko am. parce que il est temps quoi depuis des années. xam nga hip hop mu ngi fii Bambi. am na gars yu ko doon xam nga matale ba mu mat quoi tey ñu bàyyi ko suñu loxo. tey relève boobu noonu faa ñu xool nun ko xam nga importé quoi génne ko fii nii ci loxo bi ne donc métti na la quoi métti na trop parce que mën naa ni waaw xamuñu jàppale artiste quoi ñu fi nekk il faut tey nga def say affaire ba xaw a am benn niveau bi ngay doog a gis ku la may loxo tey ñun loolu lépp ñu ngi veillé moo tax yaakamtuñu dara quoi te en plus aussi artiste da nga war a am plan de carrière quoi. da nga war a am plan de carrière lu am solo la ci artiste. du tey foo jug rek génne fa son wala génne fa vidéo wala génne fa clip wala projet. waaw faaw nga xam nga faaw nga teg ko ci yoon ba xam ne tey jii nii lii bu génnee forcément day cartonné. effectivement projet foofu lañ ko tere. bu génnee amul lu koy tere xam nga. cartonné ci Sénégal. non artiste bi pare nag. waaw ñooñu ñëw. ñu gis aussi gis nañ aussi say compilation yéen ak yéen artistes yi fii ci Bambilor. justement tamit ci corona bi vous en avez déjà parlé tamit. compilation yooyu maanaam aussi pare ngeen pour def benn battle benn cypher boo xam ne ça sera organisé par DJ Lindo même en personne. donc kaay teg sur la zone 7TV pare ngeen. surtout waaw ñun loolu moom tey artiste moom boo nee kaay rabal moom daa daa kaay naan wala kaay coow. mais tey mën naa ne loolu moo fi xaw a manqué quoi tey kuy teg loolu tey nga jékki-jékki teg jël sa ñaari baax bu teg ci boppu koñ bi jël sa ñaari maay teg bëtal foofu artistes yi ñëw. non day am public bi ñëw dañ koy teg. 5 heures ba 19 heures mu tas ko nañu. fii lay xewee fii fii waaw loolu moom mën naa ne idée bu nice la. non dañ koy teg en personne yàgg na ñoom idée boobu mais tey rapport bi du ñoom sax ñoo war a di teg ay saay foofu quoi. teg invité leen ñu ñëw. daaw sëb loolu moo fi manqué. dañuy def recensement bi. xam nga dañuy def recensement bi juste décembre bi ñu dóor ko. incha allah bees bi lañ ko def fekk boobu troisième vague dem yoonam. waaw troisième vague dem waaw xam nga. ñu teg saay bu dóob xam nga yaa ma kaay teg. affaire bu naaj sax. pare bu naaj yàgg na. pare ngeen donc ñu gis aussi sa dernière sound di Whoppé n'est-ce pas. waaw Noppé donc mu doon son boo xam ne dafa am benn beat boo xam ne da nga ko indi. ñu dóob vraiment damay gis Papa su ma la yéegalee cons ndax yàgg naa la yéegal cons vraiment. ba récemment ci fête de la musique bi passé yéegal la nga teg ko ak Pablo Escobar mais man na Pablo Escobar moo may rey est-ce que mën nga may tuuti Pablo Escobar tuuti rek. waaye may Escobar. waaw bu baax a baax. acca ok check. tojal ma mbaale ma jëlu bi téeli mandi loolu dama xiiri mu genn jaar ci dugg mandi. ciw tuuti ma fekki wax ma ne cooli dal te dama géttu kenn du wécc dama sànni mbaal. bi dama yàgg def parade bi. xam nga fu ñu jóge noppi bootu te sa lamañ rabatuñu pour fort life bi laa ci wéeku séntu ma ci gaal xoj dama ci musa fekk waxal sa gars yi xam nga daanu leneen bëree guma laa bi goloo ku jub daanu boo jéega guma rab yi ñëw ci man maanaam boobu juddoo guma Pablo Escobar mooy Escobar kii dafa ma rabbe nee na bi rab bi ñëw si moom loolu mbaa ay créé loolu ay créé bi rab bi ñëw si moom juddoo guma non man kii da ko doon kii wóor na la waxul ne mais maam da doon rab. non man. kii da doon maam da doon rab déedéet. kii doomu daal balaa muy judd boobu rab bi ñëw na si man kon kii est-ce que nekkul woon ay maam dañ doon rab yëgu ko. non loolu moom don de Dieu la. mais yàlla na ko yàlla jàppale. parce que am na talent quoi. sànq gis ngeen sànq may jooy. mais li ma jooyloo du dara lu dul. so thème boobu keroog yàlla xam na ne su ma toogaatoon benn émission dama koy yaatal. mooy Milka dafa nekk ni nga xam ne thème dafa am thème yoo dafa am solo mais thème boobu keroog wallahi li ma fekkee ci ay rapport am na ñu may seetaan xam ni fekkee nañ bis boobu ñun dañu kontaan ñun waa Bambilor ba bi ñuy ñib si xamneetuñu ba rapport moo fa demoon parce que dañu bëri ñoo xamante ne Milka après moo dem ba mu jóge Bambilor mais billaahi wallaahi ñu fa toogoon jury yi seetaankat yi ñëpp a toog di jooy parce que thème bi mu joxe du ci abu neex mais wallaahi dafa wax loo xamante ne dafa dawloo yaram dafa laal xolu jaam yi kon dañ koy ñaanal yàlla carrière am bi yàlla na ci am ndam parce que mën na rap te gëm na ko man damay dégg waaye di ko mbaa naan Milka kañ la commencé rap dëgg na mais nga xam ne gëm-gëm moo ko indi tey mu yëg rob yu bëri depuis fin 2016 mais après man ci lañ xamante donc 2017 2018 ci lañ xamante donc ma si job bi nga xam yaa ngi koy job aussi on est des mélomanes donc man déjà je suis amoureux du hip hop donc yaa ngi gis à chaque fois bu demee cons maa ngi yéegal gars yi ponkal yi xam nga ñoom Pablo Escobar ñoom Laya ñoom positivement ah de passage di nuyu aussi sama copain Will Cannibal donc mooy la donc Milka ñu
bàyyi la juste nga joxe benn message fort ci li nga xam mooy mélomane yi nga xam ne nekk actuellement fii ci Bambey mais aussi artistes yi nga xam ne actuellement ñoo nekk Bambey la. bon waaw message bi may joxe mooy surtout mélomane yi gën a dégluwaat artistes yi gën a focus quoi ci gars yi xam nga li ma la wax. yóbbu leen doole waaw c'est ça parce que tey jii mën naa ni artiste bu door a door tey yoroo mooy yoo ko jàppale loolu nga ko mën a jàppale mu génne benn affaire yaakaar ko ci gars yi mu tëgg programme yi takk sa daal di ñëw teewal ko tu vois tey ñun mélomane loolu rek la ñuy séntu ci ñoom te loolu dafa manqué Bambey ay produits yu nice ñu déglu parce que gars yi dañuy kaw daaxul ñu rap ëpp ñu fit ëpp ñu technique ëpp ñu flow te d'ici quelque temps dinañ xam li ñuy wax instant yi nag ñu koy gëm du bari mais bu demee ba ci kanam dinañ xam bu baax ne ñooñu ëpp ñu capacité daaxul ñu rap dafa am question boobu nag à chaque fois boo ko posé rapport bu ndaw du si nangoo tontu kan mooy sa idole ci rap ci Galsen. ah waaw moom damay honnête si damay wax quoi ñëpp laay déglu rapport yëpp laay déglu mais franchement moom amoo idole quoi amoo idole mais nag rapport yëpp laay déglu kii maam doon na génn projet dama koy jël j'adore kii maam loolu laa doon xaar ci yow quoi loolu laa doon vraiment réponse bu laa doon xaar vraiment ci yow parce que boo yi nga xam ne dañuy def carrière yëpp koo jox mën la awma idole ci ñëpp laay déglu mais awma ci idole bon ça aussi di la ci encourage mais aussi dañuy continuer ba tey dañuy def benn pause foofu noonu ñu continuer ñëw ci sunu dofu kër gi voilà Milka doo tàggatoo da ngay toog xaar émission bi donc ñu ngi si dofu kër gi salaamaaleykum. maaleykum salaam. kon ndaw la ma dofu kër gi. non damaa xam ne bëgguma yàq émission bi quoi xam nga man dama dof daal ma dof ba émission bi jeex. amu ne ziar nañ la. waaw delloo ziar Aliou Mbada yite yi di kontaan rek. amu neex sa ay gis nga sa waay sa ko fenk rek. Koungheul. Koungheul ñëwee fi rek de ma gis la yéen ñaar yow. Koungheul de moom vraiment xam naa ne doo ma woo mais soo ma woowee naa la wax ne li ngay dégg xam la ma gën a naqari Koungheul daw na ñëw ba Bambilor. waaw dafa daw di daw. kaw la jógee départ ñëw Bambilor wallaahi dama leen du caaxaan. daa daw mu ñëw Comico. waaw maa ngi nuyu waa Comico ku ci mel ni Mediator sama xarit maa ngi dégg bu baax. di bëgg ñi nga xamante ñoo nekk kër ko yëpp. waaw ñoom Baylo ñoom Baye Fall ñoom Yaay Seex di la nuyu bu baax. mais Koungheul ñëw na foofu. ñu ñëw pour def benn dialogue ma ak moom parce que artiste la xam nga waaw benn interview ma ak moom ak Zone 7 mais waaw gis nga ak Zone 7 TV mais dama ñëw dafa am ñoo woon dañ ma doon humilier parce que Koungheul dafa ragal def vidéo wala dafa ragal photo wu may leen ma fa taxumaa jóg man je suis artiste comédien comme Koungheul parce que man les Koungheul comédien laa ko jàppee waaw Koungheul comédien la de comédien la xam nga nit ñi dañ ko jàppee sëriñ du sëriñ nga ne comédien non Koungheul man soo xam ne comédien la léegi ñun li ñu doon xam nga am na ñu may saaga naa ma yaa ngi jàppale Koungheul di koy comédien bi may ni mais Koungheul nekk vrai comédien la mu ne noo photo wul vidéo du ko mën def am na rap am na ñu nga xam ne ñu ngi dëkk Bambilor fii mooy ay sécurité lañ dama bëgg yéen ñiy sécurité nit ñi ngeen xam ne ñun ay nit lañ comme yéen nit bu ñu dem na sax ba moom mu bëgg mu dugg mais ma gis yenn yi ñu koy garder comme yow loolu ngeen opté nekk ay garde ko yoo xamante ne da ngeen di dof mais nekkul ñëpp garde doo si nekkul ñëpp man ragaluma garde corps yi dañoo bëri doole mais garde corps booy garde ñi da nga war a am noo doxalee mbiri xale yooyu doon saaga Koungheul wala di ruube ñooñu bokkuñu ak Abou Neex c'était porteur des voix c'était international des Sénégal c'est des porteurs de voix waaw c'était porteur des voix su ma ñëwee ko dañ ma war a bàyyi ma jàll wax ak moom mais nag sant yàlla bu baax comme gis na samay message seetaan naa am na lu mu si jot a gis xam na ne Abou Neex mi muy loolu waaw mais ma koy wax nag booy dawati bul jëw Bambilor bul ñëw Bambilor de wuutal feneen foo jëm te ñu ngi lay wër ba léegi xam nga foo nekk saa dem na fa la dem jël na picc mi yomb gis naa ñuy def benn vidéo moom ak xaw ma pale la xaw ma fan la état bi gis nga lu doon luus gars yi naa est-ce que du état bee ko pousse pour mu wax si xaw ma pour fi réeral affaire biiru kii boobu noonu mooy biiru xaw ma Adji Sarr bi xam nga Adji Sarr dégg naa am na doom dégg naa de foo déggee loolu dégg naa Adji Sarr am na doom est-ce que ngénte wuñ ko tuddee ko xaw ma Koungheul xaw ma Macky Sall lañ ko tuddee mais daal dégg naa Adji Sarr am na doom du ma ci wax de am na doom de mais nag li may wax rek mooy ñun bu dee ñun nga doon léeral gis naa am na ñu lay intri naa la moo tax nga def lii nangam sangam mais jàppal ne ñun weesu nañ foofu te Sénégal day dox parce que yooyu noonu ay détails rek nañ xam ne saa bi nañ bàyyi Abou Neex ñu gis Abou Neex di actuellement nekk ci tournage bu métti si dala ku la gaañ machine bi non yow laa wax ma ne dama gis taay nga nekk ci tournage bu métti Abou Neex lan lay waajal waaw ñu ngi waajal ay série yu am solo parce que dañu nekk ay ñi nga xamante ne artistes yu ndaw lañ mais nag dañu gëm na ñun artistes yu mag yi dañuy def mën nañ ko doo ma jël
waaw loolu après casting la rek. casting man da ngay casting. waaw yow da ngay man ak yow casting xañ na suma diggante yow. da ngay def casting boo deful casting du ma la jël de. kon dafa amul yooyu noonu amul dara. njool yi bëri nañ fii bul yaakaar ne sa teint noir bu rafet bi ñu naan la da ngaa nuroo Zozo dañ lay nax de nuroo mosoo nuroo Zozo moo dàq ku la dàq waaw. amul yoon di waajal yaay wax ñaari wax fii nga taxaw nga ne ba kaay ma yaa dàq Zozo. musuma ko wax. wax waxet yaa waxoon waxet. Zozo gis nga jéem ñu moom fii. yaa waxoon. waaw léegi di waajal ay séries yu am solo mais dama bëgg ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan képp koo xamante ne pare nga pour nekkee actrice wala acteur ñëwal fi nga xam mooy Zone 7 TV am na série yu ñuy waajal yu am doole série bii mooy waay mooy ma doon tourné fan yi mooy bi nga xam ne moo war a dinaw Zone 7 muy Paneex ñaari jabar yi mu am aaw ak ñaareel ak ñaari feex yoo xamante ne ay jarbaatam lañ mais ñoo ma lakkal mais nag ñu ngi waajal daal bientôt gars yi nañ ko xaar fi nga xam ne mooy Zone 7 TV di wax askan bi nag nañ jàppale artistes yi su ma nee artistes yi bàyyiwuma kenn mooy journalistes yi toog muy animateurs yi toog ba ci rapport ba le toog parce que Bambilor bi dama seetlu loolu noonu boo waxee ñu la culture bi dafa dee lu ko rey nag xamuñu mais bëgg nañ yéen ñi nekk fii ak ñi fiy waaj a nekk ak ñi fiy waajul nekk sax képp koo xamante ne tane nga rek nga war a jàppale rapport yi parce que bu ñu fëlee rek Bambilor lañ fa wër boo fexee ba Milko Pro mi réussir si rab bi tekki wallaahi yaayam bi doon dem marché dina bàyyi dem marché kër gi ñu doon inondé dina fexe ba tabax kër goo xamante ne du inondé ci kon jàpp leen ne ñun artistes yi bi bu ñu tekkee dëkk bi day dox une minute Abou Neex. une minute Abou Neex tey moom est-ce que la laa indi tey damaa indiwul dara nag de indi ma dara. waaw wala ma fenati bu fi créé de. ah damay créé kay comme amoon na nga damay créé man dafa mel ni sama madda bi kenn yëgu ko de am na ñu may woon naa ma dafa am benn léeb bu ñu doon dégg mais léeb boobu musuñu ko seetaan télé mais tey dama koy may gars yi ban léeb la. dafa am sama benn jour bu ma fàttaliku loolu moom man la quoi non gàtt na man la loolu man la woon ma dem xaw ma fa léeb bi guddul. léeb bi gàtt na gàtt na. waaw léeb bi gàtt na émission bi jeex na de. waaw léeb bi gàtt na léegi may dem ma dajee benn maire jënd fa madda bi ma jëndee madda bi dama ko defar maire nu mu ko defaree dafa garaaw boo foo taxay fee yaa ngi seen affaire ni muy malaxee billaay yaa ngi seen muy malax léegi may lekk madda bi di lekk ma ba dajee sama benn xarit mais moom muumu la quoi ñu daje rek mu commencé ne ma mu ne waaw kii la lay def nii xanaa du kii de. maa ngi téye sama kaas ni laa di ko lii café la Fall. waaw mais may ma ñam xam nga di ko macc laa mu naan xanaa Babacar la. Babacar mun naa moom la léegi nag muy ñëw di ma ñaan man nag xaw ma lu muy wax quoi ma jékki-jékki ne ma loo wax mu naan waaw ma ne ma jox ko pot bi rek mu dugal lal baaraam bi mu jëlu kuddu bi de banta bu sew yooyu kiram bi jëlu kiram bi de daa jël loxo bi rek def ko capp rek ne nii mu ne ma wax foo jëndee madda bi est-ce que ma ne ko suñu koñ suñu koñ laa ko jëndee ñu ma waaru keroog madda bi mel kii de balaa ma may yeggale. moom moo ma ko wax man lu ma wax laay waxu wala waxuma foo jëndee madda bi xaw ma nag après waxaan na. waaw mais nag ñu waroon décortiquer wala nan nga def ba wax loo. déedéet man du ci man de ci maire bi la. am na maire yoo dañuy saf loxo. maire bi tamit war nañu wax lu mu def si madda bi. maire bi dinaa ko seeti sax dinaa ko seeti. dinaa ko seeti. déedéet merci. nee na merci beaucoup. Abou Neex yàlla nga dee. ma tàggatoo man damaa sonné saa yu de. am tuuti ful la kii ci Abou Neex mi voilà donc mu ngi noonu donc émission bi jeex na laata boobu dañuy bàyyi rek ki nga xam ne mooy Milka mu tàggatoo aussi di la jégalu tamit ci déplacement bi ak aussi tardement bi nga xam ne aussi am na ci donc c'est ça aussi donc c'est technique la donc mënul ñàkk voilà donc ñu bàyyi la juste nga tàggatoo ak waa li nga xam ne mooy Café Matinal. bon maa ngi kontaan ay am contentement donc bokk ak yéen plateau. waaw fii mën naa ni samay. jaay daaw sa dafa leer loolu tey. yéen a ma gën a xam di kontaan aussi ci émission bi. mooy loolu macha allah quoi franchement li ma fi gis. nice am ngeen compétence aussi tamit maa ngi fi waaw. mën naa ni tey maa ngi fiy gis ay ñeneen ñoo xamante ni tey ñu ngi leen di dégg ci télé yi ci kaw mais tey dañ ne compte bu nekk ci. benn la commencé effectivement. tey loo fa xaar loo fa fekk quoi. tey foo amul metti doo ko neex. effectivement mooy loolu gën a téye rek. waaw gën a ñu xool tamit waaw yéen a ma gën a xam émission bi moom nice quoi. daf ngeen teg seen loxo foofu la. gën leen a téye. donc mu ngi baax. mooy loolu Milka am nañ amoo ñoo nuyu seen kër.
sama gaale maa ngi nuyu sama waa gaale ñëpp. dégg nga sa yaay dégg naa noonu la bëggee nag. waaw noonu la demee fii moom mooy la. waaw waa tim bi nuyu waa tim bi. waaw di bëggee ñëpp. ñuy jàpp si ginnaaw Milka. mooy góor yàlla yi. waaw xel lay far sax. billaay moom dafa am ay gars yu jàppale Milka billaay. mooy bro. tey du ñaata quoi bu ñëpp bañee fa amul bëgg. donc mooy loolu noonu ñu ngi leen di nuyu xam nga di leen maasaw di leen xamal ni tamit. nañ gën a téye quoi. fan si quoi. voilà. ak gan gi sa gan gi gàddu ñoom Pape Laye Al Amin. DG waaw maa ngi DG ñoom Lom Sadik ñoom Bad Boy gars yi waaw mooy loolu quoi sama saayir la quoi. damay représenté. donc maa ngi nuyu ñëpp. voilà c'est ça merci beaucoup en tout cas di la remercier baax a baax ci li nga xam mooy invitation bi vraiment tamit artiste bu mel ni yow. donc nga déplacé ko nii. pare mu ñëw donc xam nga vraiment ak toutes les conditions vraiment ak surtout tamit di si jégalu baax a baax di la wax tamit merci beaucoup encore une fois. ñu bàyyi juste sunu yaakaaru télé bi. waaw di moo très cher. voilà di amaat mbégte bànneex bu yaatoo voilà di saluer engagement ak détermination wu Milka Pro di ko ñaanal suñu borom defal ko carrière bu sell incha allah di wax suñu autorités yi voilà bonne volonté yi ak acteurs de développement yi. ñu teg loxo suñu artistes yi parce que voilà suñuy fierté lañ parce que fu ñu dem voilà drapeau Bambilor la ñuy yóbbu drapeau Bambilor bu ñu ko yóbbuwoon nag voilà ñooñu dañ leen war a jàppale di leen soutenir si bépp côté. voilà ci côté déplacement yeeg yu demee noonu ñu leen siy jàppale bu baax a baax je salue de passage voilà ma famille bàyyiwuma kenn cat ba cat di saluer aussi ma très belle préférée muy Woli Kandji sama xarit sama doom lay di saluer aussi bébé Awa voilà sa petite sœur di leen wax coucou à tout le monde di kontaane plateau bi bu baax a baax di leen wax à mercredi incha allah ci beneen numéro Café Matinal. naa nuyoo dafa maa ngi bëgg ñëpp di siyaare ñëpp temps bi mu ngi du ñuy xoj cameraman yi dañuy siis suñuy tàggatoo rek ñu ñuy profité te ñun dañuy am ay fans ñu ñuy seetaan bu ñu toogee fii zone 7 suñu fans yi ñoo tax maa ngi nuyu sama waa dëkk la Tukulóor di nuyu benn ndaanaan bi nga xamante nee naa la politicien la mais tamit jàmbaar la dafa ñëw suñu njëkk keroog. bàyyi politique bi non kooku sama bàyyi politique bi. Cheikh Ndiaye bu baax a baax di la wax ne dama koy wax fii télé bi lu ñu yàgg bëgg rêve muy courant man sama dëkk amuñu courant de. rêve pour nga xam ne Macky Sall war na góorgóorlu lu ñu yàgg rêve muy courant amuñu ko moom Cheikh Ndiaye ñëw na fa pour nar ñu jàppale ci li nga xam muy courant. ñu ngi lay wax nag fexeel nga bañ a mel ni ñeneen ñi fi ñëwoon naa ne non damay di yóbbu màkkal nangam sangam. abu tàggatoon may courant nga jàppale ñu si yàlla tax. abu tàggatoon ñi nga xamante ne ñooy jeunes su Kër Sutura yëpp waa groupe de jeunes de Kër Sutura waa Dental Saare Sutura yaataa Yumbe ku si mel ni ñoom Mamou Selli waa ñoom Mamadou Fatou ñoom Papa Gange ku si mel ni ñi nga xamante ne sama waa koñ fii nii dëj bi amoon keroog maa ngi leen di jaale ñuy paasow di wax yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla xare aljanna di nuyu daal ñëpp bàcc ndaw maa lay bëgg bu baax Omar foofu nga xamante ne mooy Ousmane Omar Mbagna maa lay nuyu foofu nga xamante ne mooy Italie kon gars yi maa ngi nuyu waa Neex famille ak Abdou Ndaw acca man foofu rek laay jaaree dem ba diwaanu fi nga xam mooy Diamniadio di nuyu toute la MIFA donc fi nga xam ne mooy diwaanu la famille John bi nga xam ne ñoom a accueillir ci weekend bi vraiment mu doon mbégte contentement daje ak ñoom ci li nga xam mooy vraiment mariage bi nga xam ne da doon dajale ki nga xam ne mooy sama cousine di Nabou John donc di leen souhaiter heureux ménage ma chérie donc di nuyu toute la MIFA jaarale ci nuyoo bi ci nga xam ne mooy grand-père Djibi maman Atta Mbodj ak ki nga xam ne mooy Iniesta Bacci l'international le pro ki nga xam ne mooy sama bàjjen aussi di Ndeye donc di nuyu toute la MIFA depuis fi nga xam ne mooy Diamniadio vraiment di leen wax ne merci beaucoup ci accueil bi affaire bi neexoon na trop vraiment naa fa ñëwaat incha allah ñu gën a yaatal donc bàcc mu ngi noonu voilà kii jàll rek nuyu la MIFA depuis Ngathie de yaakaar naa ne tamit amoon nañ mbégte contentement vraiment donc di gis tamit seen i doom tamit muy représenté si saa bi nii donc mu ngi noonu. voilà donc di remercier tout personnel bi nga xam ne ñoo jàpp ci li nga xam mooy combat bi ñoo jàpp ci li nga xam mooy Café Matinal daal ko ci ki nga xam ne mooy sunu PDG. Matar voilà. waxal naa nga Matar maa lay nuyu. voilà Matar yow maa lay nuyu de. waxuma la. da ngaa nuyoo pare dama baax dama ko doon nuyoo maa jéego. voilà donc mu ngi noonu Café Matinal mu ngi noonu donc di remercier équipe technique yëpp jaarale ci loxo ki nga. Pablo Escobar. voilà Diao merci beaucoup Gauche Babacar Bintou Caroline merci beaucoup encore une fois sunu invité bi Pablo Escobar donc Milka Pro on vous donne rendez-vous mercredi d'ici là portez-vous bien à très bientôt. Pablo Escobar